yéen a ngi seetaan MMD Média ñetti fan ci weeru mai mooy bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu liberté de la presse muy taskatu xibaar bi sañ-sañ bi nga xam ni am na ko ci def liggéeyam ca na mu jaadoo fu nekk nag taskatu xibaar yi ñu ngi wax dañ ñuy fonto dañ ñuy agressé dañ ñuy gaañ du ñu jox opportunité ngir ñu def suñu liggéey loolu lépp ay kàddu yu jàmbat la te it nag lu am la ci Sénégal ay agression yu doy waar ay policiers di agressé ay taskatu xibaar ay préfet di joxe ay ndigal ñuy attaqué ay taskatu xibaar di leen sànni ay lacrymogène gouvernement buy jël dogal di tëj ay télé di couper ay signal ci ay décodeur loolu lépp gis nañu ko gouvernement guy wate taxas genn wet am parti bu mu féetal ci presse bi def leen ay doomu ndey ba ci sax buy séddale aide à la presse ci doxalin ak anam gi ñu koy séddale da nga ciy gisee wate taxas genn wet ci anam gu ñaaw lool loolu lépp nag boo ko dajalee dafay nekk benn góom boo xam ni yàgg na lool te ba léegi awagul yoonu wér taskatu xibaar bi nag dafa jot kon mu xam boppam xëy na moi muy li arab di wax ana sax jaaduwul nit di ko wax man la maa fi nekk kenn du ko wax waaye nag jaadu na ci kenn ku nekk mu xam ban part de responsabilité la am ak lan moo war a nekk taxawaayam nan lay participer ci développement bi nga xam ni moo nekk ci réewam lan mooy taxawaayam ci démocratie bi nga xam ne bu doon jëmm moom am na ci benn membre bu mu doon bu boobaa nag taskatu xibaar bi dafay xam boppam foofu nag la wax ji nekk est-ce que taskatu xibaar bi xam na boppam li mu war a jëkk a def mooy mu xam lan mooy métier maanaam moom lan moo ko war li ko war d'abord mooy mu féeteeg askan wi di joxe xibaar bu dëggu te wér di joxe xibaar bu am solo te du gaañ askanam ndax poche boppam du gaañ askanam ngir njariñal boppam xaritoog ay kilifa ci wàllu politique du ko gënal mu xaritoog askan wi doon ay victime ci pratique gouvernement taskatu xibaar bi war na xam boppam du jaay xalimaam du jaay këyitam du jaay mukki itam honneur ak personnalité am ku mu man di doon nga nekk di yëngatu ci wàllu politique wala nga nekk affairiste wala businessman wala sax askan wi bu fekkee dañoo tooñ war na am liberté di wax à chaque fois bu fekkente ni bi dëgg jot na taskatu xibaar bi war nay mën a xàmmee itam ban domaine lay traité information bu nekk ak li mu laal bu dee wàllu social bu dee wàllu économique bu dee wàllu politique ak ba ci sax même bu dee wàllu diine ndax ni ngay traité ak homme politique yi warut a jaadu mukk ak ni ngay traité ak nitu diine yi parce que duñu benn bokkuñu position ci société bi ñu nekk bokkuñu taxawaay ci askan wi ñu nekk bokkuñu itam fil gi nga xam ne moo leen tënk ak kaddu yi nga xam ne ñoom nga war a jëmale ci ñoom ci wàllu worma ci wàllu darajaal donte woon ñoom ñëpp ay kilifa lañ waaye dafa am nu ñuy leen di woowee muy kilifa diine ak kilifa aada gi da nga jël sa pouvoir délégué ko dénk ko sa yëf mu la koy doxalal bu jubalul am nga sañ-sañ ni ko jubaloo waaye kii dénkoo ko sa pouvoir yàlla moo ko dénk pouvoir nga ñëw bootu ci moom kon am na nooy traité loolu itam bokk na ci li tax ñu naan journaliste bi ndax xam na boppam bi ci des mooy journaliste bi dafay commencer benn dossier wala benn gëstu bu am solo laajte ay information dajale ay xibaar mu gis ni askan wi moo am dëgg waruta nangu kon kenn di ëlbatiwaat xelam wala objectif am ci muy sacrifier askan wi ngir njariñal boppam ngir li génn ci moom ci ay bien wala ay avantage wala ñu koy nax wala ñu koy lëre journaliste bi war naa dëgër am fit ba nga xam ni kenn du ko bundu xatal kenn du ko tiital kenn du ko xoqatal nay féete toujours ci côté askan wi nay dénoncer donte woon nay wax dëgg nag bu gisee lu rafet daf koy wax te journaliste bi li muy wax sax li rafet moo ci war a ëpp lu ñaaw ndax loolu mooy taxawaayam ndax suba gu xëyee day bind wala muy wax wala muy dessiner wala muy def ay nataal ñu koy gis kon ay kàddoom dafa war a gën a rafet sax li muy dénoncer ak di ko fësal te muy doon lu ñaaw waaye am réew bu fa doxalin politique salté taskatu xibaar bi war naa am liberté bu toll ni di dénoncer lépp loo xam ni dafa jubadi te ba ñu jiital njariñal boppam wala di collaborer ak ñi nga xam ni dañuy rendi askan wi di naan seen deret taskatu xibaar bi ndax xam na boppam war naa xam ni itam moom kenn la koo xam ni li nekk ci kanamam ci avenir dafa yaatu li mu am ci ay ouverture dafa yaatu mun na koy exploiter ci saa su nekk mais kan moo xañ taskatu xibaar bi nag tey dooleem bu njëkk bi mooy gouvernement bi nga xam ni ci biir taskatu xibaar yi
da leen bëgg a génneel ku ci journaliste ak ku ci nekkul journaliste daf leen bëgg a génneel ku ci def lu baax ak ku ci deful lu baax gouvernement bi nga xam ni day ut ku mu féeteel ak ku mu féeteelul képp koo xam ni waxoo lu neex gouvernement pour gouvernement bi qualifié woo pour gouvernement bi mokkaloo pour gouvernement bi doo journaliste demewul noonu de mokkal ngeen qualifié ngeen xam ngeen fii ak yéen ni yéen a ngi féeteeg askan wi barki démb ki nekkoon ci opposition bi day nekk sa xarit nekk sa doomu ndey lépp loo def mu neex ko tey mu nekk ci pouvoir bi soppeeku sab noonu parce que fa nga nekkoon fa nga nekk nit ki mënut a nekk noonu Abdou Diouf nekk noonu Abdoulaye Wade nekk noonu Macky Sall te boobu ba léegi musta noonu ak kenn ci askan wi du wenn xeet du benn diine du benn tariixa kon day wane ni taskatu xibaar boobu dafa constant ci ay taxawaayam kon bu ñu ko tuumaalee ci ni ko doo taskatu xibaar bu mu ko jox gëdd naka sànni na sax noppi garmi bokk na itam ci liy lompooñal taskatu xibaar ba xëy na du xam boppam muy entreprise de presse yi nekk ci Sénégal da nga gis ay patron de presse yoo xam ni dañuy exploiter ay taskatu xibaar exploitation bu bon suremployé di leen liggéeyloo guddi ak bëccëg suba ak ngoon te du feeñ ci seen ay salaire du feeñ ci seen ay indemnité du feeñ sax ci façon traitement bi mu leen di traité du feeñ sax ci respect bi ñu leen war a jox Sénégal ngay gis taskatu xibaar liggéey ci génn kër lu toll ci ñetti jàpp ñeenti at ñu xëy dàq ko te duñ ko jox benn motif duñ ko jox benn explication Sénégal ngay gis journaliste wala caméraman wala technicien nekk ci maison de la presse lu toll ci juróomi at te duñu ko embauché Sénégal ngay gis ñu jàpp taskatu xibaar bi amul benn avantage ci wàllu liggéey du wàllu santé du wàllu avance tabaski du wàllu retraite du wàllu bari na yoo xam ni ay taskatu xibaar yu bari amuñ ci benn avantage Sénégal ngay gis ñu dem ba naan taskatu xibaar bi warut a am yenn conditions yu baax lan moo tax journaliste di dawal oto bu tooy lan moo tax journaliste di tabax kër lan moo tax journaliste di am yenn bien-être yi xanaa moom kooku du nit communication dafa am doole communication dafa am koom communication dafa am ouverture communication dafa yaatu parce que communication mu ngi ci fépp waaye dafay fekk toujours boo bëggee lépp fekk la fa nga nekk ci wàllu teraanga del féete ak askan wi bul xool ñeent fukki junni yi ñu la jox tey bul xool 1 million bi ñu la jox tey lu tax ngay nangu corruption lankal na nga nekk loyal ci wetu askan wi na nga féete ak askan wi di xeex ak ñoom gis nga cofeeluk askan wi li mu àndaale ci koom-koom mu ëpp fuuf 100 millions yi la homme politique bi di jox mu ëpp fuuf yeneen avantage yi nga xam ni ci wàllu intérêt dong la bàyyeekoo kon dee leen féete toujours à côté askan wi taskatu xibaar yi nekk Sénégal ñu ngi joytu code de la presse bu bees bi xëy na ñu bëri dañu foog ni dina soppi suñu ay avantage déedéet bu ñu ko càmbaree ba ci biir war na am lu ñu ci xoolaat ndax am na sañ-sañ bu mu leen di xañ bokk na ci taskatu xibaar muy gëstu di yundulu di def investigation lu jaatu la ngir mën a xam ban piège dañu koy tendre parce que yaa ngi ci métier moo xamante ni bii kenn mënu la faa génne toujours ak fi jamono tollu tey boo xëyoon xëy nekkatoo ci benn organe yow ci sa bopp ak tuuti ci ay moyens mun nga créer sa entreprise presse bopp xam nga lu cay des crédibilité personnalité fulla dignité ànd ak ngor te doylu taskatu xibaar du jaay ngoram du jaay dignitéem du jaay xalimaam du jaay làmmañam du jaay kàddoom du jaay pas-pasam waaye du jaay honneuram nañ ko bañ bu ñu nangu kenn di ñu dëggaate gis nga ñu nekk ci bopp réew mi dañuy nax bu ñu demee bay méngale taskatu xibaar bi ak man mi nekk yor sama téléphone ubbi sama benn page Facebook di joxe ay xibaar ñu jàppee ni loolu xibaar la bu ñuy méngaleeg xibaar bi taskatu xibaar bi joxe taskatu xibaar dafay tënku ci benn rédaction bu am lu néew ñaar fukki nit ñuy def réunion rédaction juboo ci papier ak information yi ñuy traité ci édition bi balaa moo jot mu am chef d'édition am rédacteur en chef am ay techniciens yu ñu imprégné ci biir réunion yi ñu waajal journal benn 15 minutes journal boo fekkee fi ñu koy tabaxee nga xam ni amu fa benn liggéey bu responsable lul ña fa nekk ñëpp ay responsable lañ ñu nekk ci rajo yi ak ci télé yi xam nañu bu baax li may wax loolu bokkul benn yoon ak man mi toog def sama benn vidéo wala man mi toog def sama benn bind texte posté ko ci sama page Facebook ngir wax ci lu ma neex ci wàllu xibaar
àdduna nag ku nekk chroniqueur nga ndax ku nekk magum jëm am say xalaat di xalaat am nga sañ-sañu génne sa xalaat ku ko mën a consommer ko ku ko mënta consommer tegal la ko ñaata ci ay nit ñoo bind ay téere yoo xamante ni bii dañu koy teg ci kanamu askan wi waaye ku mu intéressé wul doo ko lire xëy na tey bind téere leneen mun na ko gën a gaaw muy yoonu vidéo muy yoonu bind ci sa post Facebook ci sa page Facebook posté ko gars yi di ko xool mais loolu lépp nag mënut a teggee taskatu xibaar ca place ba mu toogee woon métier moomu lu téye woon te am valeur lool daraja ba mu amoon te ku ko xañ mu nanguwaat ko yow journaliste bi bul bàyyi xel mukk ci ñi lay dogale ci ay commentaires ngir da nga wax lu méngoowul ak seen leader politique na nga am pas-pas ak courage yow taskatu xibaar bi na nga am détermination taskatu xibaar du ragal ñu convoqué ko taskatu xibaar du ragal kaso taskatu xibaar toujours dafay féete askan wi ak lu ko ci mën di fekk taskatu xibaar war naa doon toujours koo xam ni dafay wane crédibilité ci kanamu état loolu mooy tax mu nekk 4e pouvoir boo xam ni bu xoolee jëmale fële état bi dina bàyyi xel ca fa taskatu xibaar bi xool nañ fexe ba bu ñu état bi féewale méccam tasum xibaar ku def leneen lu bokkut ak loolu yow lekk la concerné waaye métier ma ak ay principe am fa mu nekkoon soppikuwul te yàlla mu ñu njëkk jàngal ni ñuy defee tasum xibaar yàlla nee na in jaakum fasix bi naba in fatabayyanu bu ngeen jotee xibaar ci ku ngeen wóoluwul wala nit koo xam ni normalul ci wàllu jikko wàllu moral na ngeen def investigation na ngeen leerlu xam nga loolu luy avantage bi yàlla nee na mooy an tusibu qawman bi jahala bu ngeen ko deful mun ngeen a gaañ nit wax ci moom te fekk la ngeen di wax wóoru leen ngeen blessé ko te bu ngeen defee loolu ba xam ni da ngeen a juum fa tusbihu ala ma faaltum nadimin da ngeen di réccu après li ngeen di def xamul lu tax yàlla wax ñu loolu parce que ñoo bokk benn société ñoo bokk benn espace ñoo bokk benn réew ñoo bokk benn environnement ñoo bokk fenn fu ñuy nokkee su ma waxee ci yow lu dul dëgg dinaa la gaañ mais bu ma la gaañee xam ni gaañ naa nit koo xam ne sama concitoyen la ñoo bokk fu ñu dëkk ñoo bokk fu ñuy évoluer dama ko war a protéger su ma ko gaañee dinaa am gàcce dinaa réccu loolu mooy éthique gis nga xam-xamu méccam tasum xibaar bi ci ëpp doole mooy éthique muy moral bu baax muy jikko ju baax am looy jomm bi ci des nag mooy wàllu personnalité nag nit moo koy may boppam ci toujours même bu fekkee dafa bokk añandoo ak président laata takkusaan bu gisee lu doxul lu jagul lu baaxul daf koy dénoncer loolu mooy crédibilité kon nag ñun li ñu tënk tey ci bis bi dafa bëri ñu ngi bàyyi xel pression ci wàllu partisan ci wàllu politique pression ci wàllu businessman yi du ñu laal xëy na seen ay biens pression ci wàllu étranger yi nga xam dañu investir taskatu xibaar bi war ci bàyyi xel bu baax pression baneen ci côté gouvernement bi waaye pression ci kaw société bi nga xam ne ci la ñuy liggéey yooyu yëpp boo ko dajalee yow nit leen dong moo la ci mën a génne nga xam sa poids yow te xam métier bi nga xam ne moo la tënk métier bi la tënk yow moomoo ko da ngay dem bàyyi ko fi ñeneen ñi ngi koy jox moomuñu ko xam nga kan moo ko moom askan wi nga xam ni ñoo soxla ñu informer leen bu leen topp mukk nit ñi leen di jaxasee ci kàddu yi bàyyee ko ci homme politique yi waaye diw du taskatu xibaar waaye diw mënul li muy def waaye diw dafay def nii bu leen topp loolu de xool leen ndax li mu wax am na wala amul in jaakum faasix bi naba in fatabayyanu xool leen ba xam taskatu xibaar bi li muy wax am na wala amul tey boo waxee ci ay société yu nekk fii Sénégal di exploiter ay nit di leen néewal doole di leen toroxal di leen humilier gouvernement bi yaatal leen ñu toog fii ñu ne ak kii dafa contre gouvernement waaye bu la wóoree ni askan wi tax ngay kaas bul bañ tuuma jooju tegu ci sa kaw ndodd tey ñetti fan ci weeru mai bés bi ñu jagleel liberté de la presse war nañu am liberté dëggantaan waaye ñoo koy nangul suñu bopp war nañu am liberté dëggantaan ñu moom entreprise de presse yi war nañu ko jox war nañu am liberté dëggantaan waaye liberté yenn saa yi dañu koy nangu même bu ñu la ko joxul ci kaw lan nga def li ngay def ci wàllu personnalité nga def ko ci wàllu responsabilité nga def ko ci wàllu rigueur nga def ko ci wàllu doylu nga def ko ci wàllu maandu nga def ko ci wàllu surtout féeteeg askan wi nga xam ni ñoo sabab sa existence bu fekkoontoon du askan wi non sa métier du am solo bu fekkoontoon du ñi lay déglu ñi lay seetaan ak ñi lay lire sa métier du am sens kon nañ bàyyi xel ci ñooñu
te jëlaat suñu liberté jëlaat suñu sañ-sañ wutal suñu bopp lu ñu am wutal suñu bopp lu ñu am mooy boo mu nekkee nit kuy tas xibaar sañ nga bay sañ nga sàmm sañ nga jaay sañ nga ràbb sañ nga nekk ci leneen mënu nekk taskatu xibaar nekk magum jëmm bis bi nekk 24 heures nga nelaw juróom-ñetti waxtu dem liggéeyi ci entreprise bi ñi lay fayee salaire juróom-ñetti waxtu yeneen juróom-ñetti waxtu yi nga koy baagante ka taxawaalu xalaatoo lenn loo mën a amal sa bopp nañ leen fexee génne suñu bopp ci créneau boobu métier tasum xibaar du luxe daanukaay yi doole la boo ci noppee demal uti laneen loo def mooy tax kenn du la yàpp mooy tax kenn du la xeeb mooy tax kenn du la def loolu liggéey bu méngoowul ak dëgg suñu liberté dong la ñu soxla ñu taskatu xibaar yi buñ ko kenn xañ jël leen seen liberté te ngeen féete ak askan wi foofu la dëgg ji nekk jaa ngeen jëf ci ànd bekk MMD Média abonné leen suñu chaîne jot suñu ay vidéo mboolem taskatu xibaar yi ñu ngi leen di souhaiter fête bu neex te di leen ñaanal ñu fekk koy ati at te toujours ma leen di fàttali ni des leen di féete ak askan wi ñoom dong ñooy partisan bi gën a wóor jaa ngeen jëf